ñaanal ñi nga xamante ne ni moom la mbas mi yóbbu di Covid 19 bi et que aussi di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëdd ci hôpitaux yi sunu borom aussi yëkkati leen ci jàmm ak salaam mais aussi di am njàqare ak tiis li ko waral mooy tey ji bu fekkente ne dañu ne pandémie dafa am ñu ne tey ji dañu jël ay mesures yi nga xamante ne nii dañ ko teg ci géej gi pour au moins di empêcher xale yi ñu mën a regrouper. ba pare tey jii muy am ñoo xamante dañ fay dajaloo te dajaloo bu nga xamante ne nii amaana sax mu ëpp doole dajaloo bi nga xamante ni dara amuloon mu nekk lu nga xamante ni nii wax dëgg yàlla dañ ci am ak jaaxle bu doy waar rawatina nag surtout plage yi nga xamante ne nii dañu nekk ci littoral bi mu nekk ay plage yu nga xamante ne nii sangu fa dafa nekk lu doy waar lool ñu ci nag am njaqare pourquoi parce que tey jii dañu gis que ne xale yi nga xamante ne ni tey jii ci moment wu pandémie bi nga xamante ne ni heure bi daan na fekk sax ñuy jàng tey jii jàngatuñu ñu ngi toog seen kër yi parce que tamit pandémie oblige ak Covid bi ni mu demee la tey jii xale yooyu tey au lieu que ñu toog def leneen tey jii ñoom ñuy regroupé ci plage yi wax dëgg yàlla aussi di fa def wala di fa sangu ci plage yi nga xam ne dañ ko tere di ci ay anam yu nga xamante ni yu doy waar la yu doy waar la. moo taxoon daal ñu doon sàkkuwaat rek encore une fois ci sunu wayjur yi encore une fois ci ñi nga xamante ni aussi dañoo yore responsabilité ñu mën a taxaw daal def ci ak gëstu par rapport ak situation bi. ñu bëri ñàkk nañ ci seen bakken parce que bu fekkente ne pandémie am na muy mbas mi tey ji ñuy tere dajaloo bi ngeen di dajaloo muy gën di doy waar mais rawatina plage yi nga xamante ne ni dañ ko tere pas tere plage mi sangu bi la ñu tere mooy yenn plage yi nekk ci littoral bi. tey jii bu fekkente ne yow leer na la leeru yàlla ne plage yu mel ni sunu plage yi nga xamante ni mooy plage yu Malibu mooy plage yi nga xamante ni mooy plage yu Jàmmalaay dem Gàddaay ba Malika plage yooyu dafa nekk ay plage yu nga xamante ni accessible na ci population bi mais sangu bi dañ ko fa tere parce que dafa nekk ay zone yu nga xamante ni dafa dangereuse pour nit sangu fa ba tax na tey jii xale yaa ngi fay ñàkk seen bakken te aussi ñi fay ñàkk seen bakken ñu nekk ay tout tànk yu nga xamante ne ni ñoom ñoo yore sunu ay avenir u dëkk parce que tey jii xale yi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci géej gi boo calculer seen at mu ngi jëm ci fukki at ak ñaar fukki at ak ñeent ñoo xamante ni tey jii ay BFEM lañ doon def ñii doon def ay bac kon nag tey jii littoral bi li nga xam ne mu ngi koy jël ci ay bakken dafa jéggi dayoo parce que bu ñu la limalee tey jii li nga xamante ni mbas mi mooy pandémie mu ngi koy yóbbu ci bakken xaajul sax li nga xamante ni géej gi mu ngi koy yóbbu ci bakken parce que bu fekkente ne yow calculer nga année 2015 ba 2018 géej gi mu ngi yóbbu 1023 morts junni ak ñaar fukki ñetti nit ñàkk nañ ci seen bakken de 2018 ba 2019 56 ñàkk nañ ci seen bakken demaguñu fenn vacances yi dooragul sax actuellement ni am nañu ñaar fukki bakken ak ñaar yoo xamante ni moom moo ci rotagum mu nekk nag loo xamante ne nii dañuy ñaanaat sunu yaay yi sunu wayjur yi sunu parents yi ñu bàyyi xel ci njaboot gi si bien que sax kenn ku ci nekk yaa ngi def sa kéem kattan parce que parfois xale bi dina toll fu nga xamante ne pour téye ko dina doy waar lool waaye dañ leen di ñaaxaat rek ñu ñaaxaat xale yi waxtaan ak ñoom xamal leen ne leen géej amul bànqaas mais te tamit rawatina géej gi nga xamante ni dafa nekk ci littoral bi bu aussi loolu weesoo dañuy ñaanat aussi ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñooy sunu kilifa yi ñi nga xamante ni tey jii yàlla daf leen dénk sunu kaaraange sunu sécurité sunu kaaraange géej gi ñoom ñu jël ci aussi ay matuwaay xam nañ ne plage dañ ko tere mais ñun li nga xamante ni moom lañ leen di ñaan mooy plage yi même bu fekkee dañ ko tere boobu ba tey ñu ngi naan plage dañ ko tere te teewul xale yi ñu ngi dem ci plage yi ngelawaay nañu essayé waat xool beneen matuwaay bu ñu mën a jël pour xale yooyu nga xamante ni dem ci plage yi ñu mën leen sécuriser biñ ci toogee nag waxtaan nañ ci ak ñi nga xamante ay professionnels lañ parce que tamit ñu ngi liggéey ak ñi nga xamante ni moom mooy association des maîtres nageurs ñu ngi ciy liggéey évidemment ak ñi nga xamante ni tey jii aussi ñoom ñooy waa DPC et que aussi ñu ngi nekk tey jii wuyu nañ wootewu ministre de la jeunesse bi nga xamante ni wax dëgg yàlla tey jii moom li ko ñor aussi bokk na ci li nga xamante ni moom mooy lap yi nga xamante ni xale yi ñu ngi koy ñàkk seen bakken ci géej gi parce que quoi qu'on puisse dire tamit ministère de la jeunesse ñun ay njabootam lañ te aussi ñu ngi ñaan yàlla loolu nga xam ne mooy sunu mbébét mooy campagne vacances sans noyade ñu fexe mu nekk lu nga xamante ni chaque année
dañ koy taxawal ci école yi ci établissement yi waxtaan ak xale yi teel leen dabu nga xamante ni bu vacances yi jotee du ñu am benn jafe-jafe bi nga xamante ni dañ ko am bay ñàkk seen bakkan ci géej gi. donc ministère de la jeunesse woote na pour ñu ñëw toog waxtaan ak ñoom évidemment direction de la jeunesse bi convoqué woon nañu ñu war fa dem nag pour toog def benn réunion ak association yi xool incha allah rabbi ak acteurs yëpp naka la ñuy mënee campagne de sensibilisation boobu ba suñu bakkenu xale yi ñu mën leen vraiment sàmm. Club Modèle moom depuis 2013 ñu ngi ci plage yi dem nañ fi Saint-Louis dem nañ fi Mbour fi nga xamante ni daal xalaat nañ ne fii tey ji ay jafe-jafe ngi fa dem nañ fa pour yóbbu fa ay flyers waxtaan aussi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy xale ñiy fekk ci ndox mi mais surtout aussi def ay conférence ci secteur yi nga xamante ne nii dafa xaw a jege fi nga xamante ni moom mooy plage yi 2013 ba tey ñu ngi def campagne de sensibilisation bi donc liñ ci defagum moom yaakaar naa képp koo xamante ni yaa ngi dégg cas de noyade ki ngay njëkk xalaat mooy Club Modèle parce que tamit je pense que slogan wu CAN ñun ñoo ko njëkk a génnee mooy campagne de sensibilisation contre les noyades donc ñu ngi ci bay suñu waar et que aussi di aussi ñaaxaat rek encore une fois ñeneen ñi nga xamante ne am nañ possibilité tey ji aussi ba dugal ci seen loxo pour li nga xamante ni moom mooy géej gi bakken yi muy faat ñu mën a fexe wax dëgg yàlla ba mu arrêté. matuwaay yi ñu soxla moom bokk na ci ñu sécuriser ñu plage yi d'abord ñu sécuriser ñu plage yi mooy plage yi nga xamante ne ni tey jii dafa accessible ci population bi te mu nekk ay plage yu nga xamante ne dañuy interdire ku fa sangu fu mel ni encore une fois Gadaye Malika ak fu mel ni aussi Malibu parce que ñun chaque jour dañ leen di wax ne bu ñu jëlee exemple ci plage bu mel ni BCEAO bokk na ci plage yi nga xamante ni dañ ko interdire BCEAO pourquoi parce que aussi plage boobu ci littoral bi la bokk mais tey jii bi ñu gisee que ne population bi aussi mënuñu dem fenn fudul plage yu BCEAO mais dañ ko sécuriser ut fa ay maîtres nageurs ak ay sauveteurs de baignade ñu baliser secteurs yi périmètres yi ñu fexe ba sécuriser ko ba benn xale du jéggi fi nga xamante ni foofu lay dem ba danger bi di ko fa fekk noonu nag ñu def BCEAO ñun tey ji expérimenté naan ci donc dañuy ñaanaat encore une fois rek ñu reclassifier waat li nga xam ne mooy plage yi nga xam ne dañ ko tere te mu accessible encore une fois ci population bi ñu fexe matuwaay yi ñu jël pour mën a baliser fi nga xamante ni moom mooy BCEAO ñu def ko Malibu. Ensuite maîtres nageurs yi nga xamante ni tey ji ñoom seen rôle aussi moom mooy sauver parce que ñoom wax dëgg yàlla gàcce ngalaama ñoom président Ibrahima Fall ñoom ñu ngi ci bay ci seen waar donc li ñuy soxla aussi mooy parfois da ngay gis même planche pour ñu am ko sax c'est tout à fait un problème des fois ay partenaires ñoom ñoo leen koy jox ñi nga xamante dañuy jóge ba bitim réew donc ñu ngi ñaanat encore une fois bu ñu mënee am ay gilet de sauvetage bu ñu mënee am ay planche même boîte yi nga xamante ni sax dafay def li nga xamante ni tey ji moom mooy premiers soins yi au moins ñoom ñu mën di ko am loolu aussi ce serait li nga xamante ni lu intéressant la pour ñoom donc matuwaay yooyu daal wax dëgg yàlla dinañ ko yittewoo lool mais surtout encore une fois ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité étatique yi ñi nga xam ne ñoom ñoo war a reclassifier plage yi ñu def ko parce que plage yi aussi biñ ko reclassifier d'après sunu ay information depuis 1960 et quelque la woon kon nag jot na tey ji plage yi nga xamante ne chaque jour da ngay dégg ñu ne dañ ko tere te n'empêche que lu ñu ko tere xale yaa ngi fay dem ba fay ñàkk seen bakkan te am na ay professionnels ak ay techniciens yoo xamante ni ñoom tey ji mën nañ ko sécuriser ngelawaay nañu jox li nga xamante ni aussi moom mooy xalaat boobu ñu am au moins sax fii ak ñetti at ñu xool ba xam ndax loolu ñu bëgg dinañ ko mën a def wala déet évidemment di ci aussi wax communes yi collectivités locales yëpp ñoom aussi ñu dugal ci seen loxo parce que tamit ñun li ñuy naqarul di ko ñaawlu mooy tey ji da ngay gis dañ leen di ñaan benn affaire pour ñu def ko mais xale bi saay bu ñàkkee bakkanam nga gis maire bi ànd ak waa bureau am wala ànd ak ñi nga xamante ni côté politique bi la dem jaale ji yóbbu fa benn 200000 benn 300000 loolu moo ëpp bakken bi nga xamante dafay rot rawatina nag xale yi nga xamante ni seen tranche d'âge wax dëgg yàlla 14 ans la jëm 24 ans. yi ñu posé en tout cas pour yi ñu war a posé encore pour ministère bi mooy bëgg nañu Sénégal fépp foo xamante ni géej dafa nekk rawatina nag géej yi nga xamante ni le plus souvent dañ fay dégg ay cas de noyade bëgg nañ fa dem def ay démonstration bëgg nañ fa dem aussi yóbbu fa ay flyers bëgg nañ fa dem aussi li nga xamante ni mooy piscine artificielle yi nga xamante ni war nañ ko war a mën a am parce que aussi doyen li ma la fàtte wax mooy Sénégal dañu am loo xamante ni nii àdduna ñu ci bëri amuñu ko mooy littoral du fépp ngay dem fekk ko fa comme ñun yàlla baaxee na ñu am littoral te am na littoral yu nekk ci yeneen pays yi ñoo gën a dangereuse littoral bi ñun bi ñu yore te teewul dañ ko sécuriser
kon ñun même bu fekkee suñu moyen permettre guñu sax ñun ñu mën a def ni ñooñu, mais am na ay piscines yu nga xamante ne ay piscines artificielles lan yoo xamante ni war nañ ko war a mën a jël exposé ko ci littoral bi ba mën a di téye xale yi nga xamante ni tey ji ñoom aussi dañuy dem bay ñàkk seen bakken ci géej gi. dinañ ànd ak nag comme ni ñu ko wax dinañ nag ànd ak ministère bi comme ni ñu ko waxee proposer leen à ce que tey ji liñ daan def ñu gën ko yokk mooy lan, parce que daan nañ def ay tournois beach soccer mais ak pandémie bi duñ ko mën a def. li ñuy def mooy dinañ gën a yokk suñu loxo ci établissement yi def ay conférence dabu xale yi d'abord, mais aussi di ñaan ministre de l'éducation ut benn modèle bu nga xamante ni dañ koy dugal ci école yi pour aussi ñuy jàngal xale yi wala di leen xamal ne kat géej gi amul bànqaas te géej li fa nekk dafa doy waar. buñ ko teelee dabu ci xale yi, je pense que vacances yi bu ñëwee même booy dem yow sax si géej di rëcc sa wayjur, xëy na boo xësee ba ñëw ba ci géej bi sa xel bu dellusee ci li nga xam moom la doon wax, peut-être di nga conscientiser waat tuuti sa bopp. kon nag li ñuy waxaat encore une fois mooy bëgg nañ ci ànd ak ministère waa DPC jël ay matuwaay ay flyers mooy direction de la protection civile. waaw ñoom ñu ngi bànqaas la bu nga xamante ni mu ngi wekku ci ministère de l'intérieur. donc cette année ci daal dañu bëgg a def liggéey bi nga xamante ni dañ ci ànd ak acteurs yëpp. waaw budgétiser guñ ko nag, waaye nag bu fekkente ne tey jii bëgg nañu daal def xayma, xam naa ne moom incha allah daañu fi dellusiwaat ci kàttanu yàlla mën leen wax li nga xamante moom la ñu xayma ci xaalis bu ñu mën a permettre ñu mën a def liggéey bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a def. di remercier wax dëgg yàlla Direct News bu baax a baax et que aussi di leen encourager di leen wax ne liggéey bi ngeen liggéey xarañ la te aussi wax dëgg yàlla am nañ ci contentement bu baax a baax. di nuyu aussi président Ibrahima Khalil, di nuyu waa club modèle yëpp, mais aussi ak association des maîtres nageurs.